Vous aimez nos émissions? Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 552 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêts? Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 552 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. yàgg dëgg la te sul ker du ko teree feeñ gaañi en toute objectivité bokk ci l'une des meilleures émissions de web radio bu leen rajo sunu kër di jagleel rawatina yéen ñu nekk bitim réew ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna mu ngeen ko déglu via net ñu ci yëkkati ay kàddu yu objectif lépp rek ngir tabax te xam ni Sénégal sunu gàll la seen kër sunu kër la ba tax na loolu la sunukër.com xam moo tax mu leen a jagleel seen émission en toute objectivité moo xam nga yëngu ci wàllu politique économique culture sociale sport bàyyiwul dara 17h GMT 10h ca Californie 13h quelque part aux États-Unis bokk si yomb na wooteel si 001 920 786 85 30 wala boo amee say laaji bopp nga envoyé ko par email si sunukër@hotmail.com wala sax gaañi am na lu gën a easy ajoutel sur Skype rajo sunu kër rek rajo sunu kër boole seeg moom sa bopp bu mat sëkk ci liggéey wi ndax kat ànd nag compétence indépendance et crédibilité juste pour vous informer waaye li moo neex waay kon nag gaañi du fenn fii la ci kër gi la maison rajo sunu kër mooy bombu. jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu suñu kër radio jaajëfate man la de Henry Poupa ci sa radio yaa ngi déglu suñu kër radio. Sunukër.com, de la bonne musique. Radio Sunukër, juste pour vous servir de la bonne musique. Fi ngeen koy dégloo ci www.sunukër.com, sunukër.com, de la bonne musique. Sunukër.com. Sunukër.com. Welcome to Sunukër.com. yéen a nga déglu rajo sunu kër wala bokk yaa ngi déglu rajo sunu kër la radio les émigrés man la Henry Poupa di koy déglu fu ma toll. waaw man Ama Sène maa ngi déglu suñu kër FM altine bu jot 3h ba 4h ak Cheikh Ndiaye galgal booy bombo. Vous aimez nos émissions? Il est désormais encore plus facile de nous écouter en déplacement. Composez simplement le 641 552 53 35 pour nous écouter de partout aux États-Unis et ce, sur n'importe quel téléphone. Nous nous sommes associés à AudioNow pour faciliter l'accès à vos émissions favorites. Sauvegardez le numéro et économisez sur votre plan de données. Êtes-vous prêts? Encore une fois, le numéro pour nous suivre en direct est le 641 552 53 35. Les appels n'utilisent que vos minutes mobiles. Amenez-nous où vous voulez. Guddi masa guddee jidi mën a konto masa guddee waaw yéen xaaleel yow mi ni laa ko bëggee waaw. Voix des jeunes di émission bu leen rajo sunu kër di jagleel yéen ndawu Sénégal moo xam ci li ngay yëngu ak si bépp domaine boo mën a yëngu rajo sunu kër talal na la microm fas yéene na la jàppale ngir liggéey gën a fës. Voix des jeunes di émission bu amul xaj ak seen ndax y a pas de sous-métier mbokk yi sunukër.com ànd seeg rajo sunu kër dimanche bu jot ca 10h ci Californie 17h GMT 19h à Paris kon nag yow boo dee ndaw te développement réew mi soxal la dimanche bu jot na nga ko kale ci sunu kër rajo ndax kat déglu sunu kër njëriñ neen la mën ngeen bokk tamit ci waxtaan wi
wooteel si 001 920 786 85 30 wala bu fekkee da nga am ay laaj yooyu yónnee mën nga ko yónnee ci sunukeur@hotmail.com wala sax am na lu gën a easy ajoutel rajo sunu kër ci Skype lépp rek sotti seeg def si la du fenn fii la sunu kër seen kër kër gi la maison gaañi kër gi rajo sunu kër mooy bombu. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. Vous écoutez sunu kër rajo. yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi lii di émission bu bees tàq l'info autrement di émission bi nga xamante ni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. mbokk yi Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa l'Amazon international la Linguère nationale di émission bu amul fenn émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi dañuy faral di wax naan picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf loolu moo waral sunu kër compétence bu ñu ko xamee indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo sunu kër l'info autrement du fenn fudul fii si sunu kër ci kër gi la maison mooy bombu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal ñu defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax na finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy mine ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suba tor ko tala. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. askan bi mu jox ko lii. ne kor yi nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg noonu ñuy toog waaye rek amul kenn
wala lëlël du leen wax lii wala lel lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek lu dul rek sama bëgg bopp yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko ci yàlla ma ko sax mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon pour seen bopp moom ma xiir ci loolu président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur ni quoi président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu day wax dëgg yàlla xam dama xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo mu gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. ndax ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk auditeurs yi ni déglu yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di lundi le 2 octobre 2017 ñu ànd ak mbégte bu rëy ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla buur bi rabbi samawati wal ardi muy borom asamaan si ak suuf si ak lépp loo xamante ne moo nekk ci diggante bi borom east west north south ak lépp li nekk ci diggante bi yàlla nañu boole baal jéggal ñu musal ñu ci musiba ak balaa ak déggu ñaaw musal ñu ci seytaane musal ñu ci beew musal ñu ci lépp loo xamante ne day yàqal jullit li nga xamante ne moo tax yàlla indi ñu fi te bàyyi ñu fi ci kaw suuf yàlla musal ñu ci beew musal ñu ci puukare musal ñu ci wonewu musal ñu ci làmmiñ musal ñu ci bokkaale yàlla waaye yàlla na yàlla yokk sunu iman ak sunu islam ak sunu ihsan yàlla na yàlla yokk ñu ba ñu doyloo ko yàlla na ñu yàlla contrôler comme remote ba nga xamante ne lépp li nga xamante ne moo tax ñu ñëw ci kaw suuf ñu sax ci may nuyu mbokk sénégalais yi nga xamante ne ci jamono ji ñu ngi nekk ci seeni salon de coiffure ñi nekk ci seeni salon de couture di ñu déglu ñi nekk seeni atelier ñi nekk seeni bureau ak fépp foo xamante ne tey ci moment bi ñu nekk sénégalais mu ngi ñuy déglu parce que dafa télécharger sunu application bi tudd sunu kër FM am nañ ci version yu bari gars yi télécharger leen ko ngeen di déglu rajo bi foofu aussi wala ñu ñëw ci www.sunuker.com wala ñu nekk ci tuunin ak fépp foo xamante ne rek ay plateforme la peut-être sax ay sénégalais defar ko ngir defar rajo bi parce que tey rajo bi fi ñu ko def ci ay plateforme ci ay application bari na boo ci télécharger rek baax na dañuy taamu rek ngeen di télécharger li ñu créé ñun pour jàppale ñu am sunu numbers mooy maanaam sunu ay numéro ci ay
téléchargement daanaka sax sunu site internet jarul defar application parce que sunu site dafa bokk su www.sunuker.com soo demee ci sa téléphone boo ko demee ci sa internet browser nga daal di def www.sunuker.com maanaam application la maanaam c'est automatique dafay jël sa format téléphone bu dee tablette la mu jël format tablette mais aussi bu dee site computer normal computer mu jël format boobu donc dañ ko optimiser ba nga xamante ne moo tax jël woon ñuy defar li nga xamante ne moom moo di application pour lire information yi waaye bokk na ci site yi gën a complet ci wàllu lire information wax dëgg yàlla ñu koy update saa su nekk di ci gërëm Ahmadou Diop ak ñeneen ñi nga xamante ne ñëpp ñoo ciy jàpp di ñu ci dimbali ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax aussi que sunu émission yi bu leen rëccee mën ngeen dem ci sunu YouTube daanaka boo demee YouTube soo bindee sunu kër rek dina la génneel sunu kër radio FM bu ko defee vidéo yi ñu def yëpp di ngeen ko gis bu ko defee aussi di ngeen mën a abonné ci sunu canal YouTube sunu kër FM bu ko defee di ngeen mën a aussi suivre émission yi nga xamante ne en dehors de heure yi may animé émission am na ñeneen ñu xarañ ñuy animé ay émission ñu mel ni ñoom Seydina Omar Ba ñu mel ni soxna Binta Ngom di technicienne ci wàllu société aba sociologue yi ay technicien lañu waaw ak yeneen ñoo xamante ne ñu ngi def ci rajo bi ay émission ñoom it xarañ lool macha allah di nga bu ngeen dem ci son ak canal YouTube bi di ngeen mën a déglu aussi yeneen émission yooyu yëpp nga xam ne ku ci nekk di nga ci am njariñ waaw dina la am loo xam ne dina amal njariñ li tax nag ma koy wax may joxe information bi c'est pour permettre aux gens ñu bañ individuellement di woote di laajte ñu jox leen information yi comme ça ñu xam ko à l'avance di ndokkal sénégalais yëpp di sargal yàlla di sargal jullit yi aussi ci tamxarit bi ci at mu bees at musulman bu bees bi ñu dugg nee nañu 1439 yàlla na ko yàlla def atum jàmm ci jullit ñëpp yàlla aar jullit yi nga xamante ne ñoom la ñuy boom te dara teguñu ko du sax ay ndogal dara teguñu ko lu dul sunu mauvaise organisation sunu ñàkk bokk xam li nga xamante ne moom la ñu bokk ñu ànd ci di ci yëngatu loolu rek moo ñu ci yóbbu waaye yàlla na yàlla def at mi ñu gën a booloo nekk benn ba nga xamante ne ndogal yi nga xamante ne ñun ñoo ko sabablu du nu mën a daaneel di ñaan aussi yàlla baal ñu sunuy bàkkaar yàlla musul ñu ci ndogal ak metti na de yàlla musal ci mettit waaw lu la dal rek da ngay defe ne loolu moo gën a metti yàlla na nu yàlla aar sàmmuñu may ñu wér-gu-yaram maa ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal sénégalais yëpp da koy ñaanal ñëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi yàlla na nu yàlla suturaal yàlla na nu yàlla musal ci seytaane nag ay moom nuyoo gu ma sax ñuy woote ci yàlla alors kooku waaw Sidi maa ngi nekk en direct ci rajo bi waaw léegi maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne fu ñu mën a nekk ci Sénégal ci àdduna bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko ñaanal seen mbokk ak seeni njaboot dafa am nag benn waxtaan boo xamante ne dama ko commencé woon mais malheureusement am ay ndok xam naa ñi ma mujjee gis émission moo di altine ba lépp àllarba altine talaata parce que altine bi defuma émission parce que dafa amoon ndok ñu dal ñu demoon seeti borom docteur yi rek ñu daal di ñuy faj tuuti taxoon na talaata bi ma def émission waaye j'avais beaucoup de douleur yi tax yeneen fan yi ci tegu continuer ma def émission bi may ñaan yàlla mu nangu ñaan yi ma nit ñu bari ñaanal ñoo xamante ne dañu ma gis nii rek xam ne y a quelque chose qui ne va pas gis ko sama kanam dégg ko sama baat ñuy woote di ñu seet ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant même bu fekkee ne aw ma woon jot pour tontu leen maa ngi leen di sant yéen ñëpp
di ñaan yàlla li ngeen ma ñaanal si jàmm man nit maa ngi leen koy ñaanal waaye nag dañuy yeggali waxtaan wi nga xamante ne fi ñu ci yemoon waaw ci sàggan boo xamante ne dañu ko sàggan xam nga tey sax am na ay xew-xew yoo xam ne xew na Amérique dinaa ci waxtaan tuuti rek jukki waale ko ñu daal di koy waxtaane waale mais dafa am ay jamono ñu invité ma woon ci benn rajo loolu mooy avant élection yi ndeysaan sama grand sama mag sama doomu ndey Modibo invité ma si rajoom muy allodakar.com di ma laaj naka laa gisee élection législative yii di ñëw ndax opposition bi dina am chance ma am noo xamante ne dama ko waxe woon ndax dama ne ni ma gisee opposition bi ñàkk wóoluwante te loolu constat la boo xamante ne sénégalais yépp ñoom ñoo ko def ñàkk wóoluwante te li tax ñu ñàkk wóoluwante dara andi ko lu dul le phénomène Macky Sall sama micro bi day grincer rek dara andiwul ñàkk wóoluwante bi ñoom ñëpp ñu ngi contrôler wante comme de l'huile sur le feu. Pourquoi? Parce que le phénomène Macky Sall dafa jaar mooy ay nit ñoo xamante ne bu ñuy booloo maanaam seen àndandoo c'est circonstanciel ànduñu pour l'intérêt du peuple ànduñu parce que dañoo bëgg le peuple sénégalais avancer ba mel ni France am indépendance am ci France ba raw France ànduñu parce que dañoo bëgg parce que ay panafricain nañu dañoo bëgg au lieu que ñoom ñuy deal ak France rek wala di deal ak États-Unis rek ñu deal ñoom entre les peuples Côte d'Ivoire Guinée-Bissau Mali Niger Burkina Faso dégg nga wala Sénégal wala Togo ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk UEMOA ñoom ñi nga xamante ne ñoo ko bokk ñu ne dañu créer benn union monétaire économique ouest africaine boo xamante ne sunu xaalis ñoo koy moom ñun peuple yooyu ñun juróom-ñetti peuple yooyu ñun ñu ko constitué déedéet duñu ko def ñoom dañuy booloo comme li nga xamante ne moom la Habib Sy wax bërki démb rek nee na dañuy créer benn mbootaay boo xamante ne wutal ko tur du ma leen sax jox publicité pour jublu ci rek lenn la ñu ciy jublu loolu mooy waral booloo circonstanciel boobu mooy daaneel Macky Sall en 2019 bu Macky Sall daanoo en 2019 du tee les problèmes du Sénégal sont encore là parce que le problème du Sénégal est le problème des autres pays francophones d'Afrique seen problème mooy ñàkk de liberté mooy ñàkk booloo seen biir liggéey ngir base am racine moo tax ñoom dañuy contrôlante comme de l'huile sur le feu bu ñu booloo woon tey dem créer benn coalition sax du tee ànd nañu parce que dañoo am un ennemi commun mais am un ennemi commun taxul nga résoudre sa problème bu fekkee ne wóolu wantewu leen yéen seen wàll bopp yéenay fragiliser seen bopp parce que am ngeen ennemi commun bu leen noot France la tudd su ngeen waxee ne sax da ngeen di libéré wu ci monnaie française te yéen wóoluwantewu leen seen biir nga xam ne bu ngeen demoon ba dàq France ngeen ne da ngeen di créer benn monnaie commune li ngeen di mujjee mooy ñàkk wóoluwante mën nañu sax di xëccoo siège bi ak ban dëkk la ñuy defaree xaalis bi ba xam nga nan lay mujjee li xewoon diggante Sénégal ak Mali créer confédération ba waroon cee mën a dugal yeneen i dëkk ñuy xuloo ay affaire gouvernement bi moo ëpp nit ak capital bi fee lay nekk ak naka la ñuy nekkee présidence kii mooy nekk rek ñu tas ko ci loolu la ñuy mujjee ma tontu woon ne leen ni ma gisee
Benno Bokk Yaakaar nga xam ne dañoo bokk Benno Bokk intérêt parce que délice du pouvoir la ñuy séddoo moo tax ñu nangu Macky Sall mi nga xamante ne ak partem ñooy minoritaire waaye moom la ñu fal de ñu nangu mu jiite leen ñu leen di mosal waaye lu ñu am baax na lu Macky Sall def baax na parce que li ñu doon bañ ci Abdoulaye Wade moom la Macky Sall di def waaye dañ koy nangu parce que dañoo bokk Benno Bokk intérêt lii rek mooy tax sénégalais yi di ànd de du ñu seet ñëpp lan mooy seen intérêt waa kër Pape Diop ne déedéet Khalifa Sall du ñu jiite ñun Ablaye Wade rek moo ñuy jiite waa kër Idrissa Seck ne ñun wóoluwuñu Ablaye Wade ndax ni nga xamante ne su gañee ba am doole doomam rek lay liggéeyal du ñu jiite je préfère ma dem Khalifa Sall mi nekk ci kaso bi jiite ma ku ci nekk def sa calcul ñu tasaaro ñi nga xamante ne ñoo amoon intérêt ci mbirum positionnement xam ne bu ñu booloo mbir mi ñoom seen position dina baax pour ñu nekk député ñu mel ni ñoom Madické Niang parce que dafa jotoon ci moment boo xamante ne ñoom ren dañoo war a doon député bu ñu doonulee député rek musiba dal leen de ndax daaw waa Canada génn nañu ay liste di wax autorité africaine yi nga xamante ne alal yu bari lañu sàcc seeni réew yi ñëw jënd ay biens immobiliers ca Canada ñoom turam seen tur fenc donc faaw ñu rey seen bopp ngir immunité parlementaire faaw te ñoom dañoo doon ay icônes yoo xamante ne comme Abdoulaye Wade dañu leen war a fal député ñu démissionné dem nekkaat ci yeneen activité waaye dañu koy xëccoo dañu ko bëgg a doon parce que am na loo xamante ne moo tax ñi nga xamante ne ñoom xam nañu ne mënuñu doon ay député ñoom ñu dem créer seeni blog bopp moo ñoom Modou Diagne Fada ak ñu sew ñi ak ñeneen ñëpp moo tax liste bi bëri woon ku nekk seet nga foo xamante ne boo jiitee liste bi parce que yow yaa siiw rek dinañ la woteel waaye boobu man li ma gisoon ba ma tontu ne ñii ma gis nga xamante ne wóoluwuñu de du ñu inquiété Macky Sall am benn intervenant bu intervenir parce que maa ngi nettali ba léegi ba ñu ma invité ca rajo Allo Dakar ndeysaan Modibo Diagne yàlla na ko yàlla fay te yàlla jàppale ko ci liggéey bi muy liggéey moom it benn waaye ne déedéet bu kenn déglu li kenn di wax waaw ndax wax lii du tee lii day décourager rek nit ñi dëgg la wax na dëgg nag parce que genre discours yooyu baaxul naa leen wan scénario politique bi lu tax ñaari discours baaxul waaw parce que lii mu ne lii day décourager électeurs yi ngeen yaakaar ne waru leen voter parce que gagné Macky Sall gagné na ba pare nañu dem battre Macky Sall te mu wax dëgg gu wër péng moom moo nekkoon ci dëgg waa jooju li mu wax ñaari scénario yi man fi may waxee mooy seetlu bu ma seetlu ñàkk àndo bi te loolu scientist politique yi the political scientist ci ay données la ñuy demee comme sociologie ni ñuy demee ci ay données boo ko bindee rek après day feeñ résultat bi day génn comme 1 plus 1 égale 2 loolu laa doon gis man te comme que dañu ma laaj ñoo ko gisee man du ma nekk ci réponse propagandiste parce que da ngay wax ne da nga contre Macky Sall rek booy répondre da ngay def benn langage biaisé comme nañu ko doon defee ci Abdoulaye Wade nga xam ne da ngay jiital bëgg waa ji daanu waaye doo jiital ana kan moo koy remplacer ko jiital mais da ngay jiital quel que soit alpha na waa ji daanu ku ñëw baax na man du ma réfléchir noonu ni may réfléchir mooy soo gisee 1 plus 1 égale 2 da ngay joxe 2 da ngay joxe résultat bi rek ñu may la note bu baax waaye le politicien moom li muy gis mooy langage boo xamante ne day avantager kenn ak langage boo xamante ne day désavantager kenn mu focus ci loolu jeex na c'est normal les militants noonu la ñuy doxee bu fekkee ne langage boobu dem na xëy na am na ñoo xamante ne daf leen di décourager loo ñu ne kon da jarul dara jarul ñuy kii parce que Macky gagné na ba pare mais
lu tax résultat boobu valable mooy fii ak ñu ngi ñàkk wóoluwante ñun ñi nga xamante ne ñoo bokk adversaire ñu ngi contrôlante kan moo ci nar a gën a positionné ngir remplacer ennemi bi ñuy daanu ennemi bi rek mooy gagné loolu moom lu leer la ci politique loolu mooy su ngeen organiser 50 élections mu gagné leen 50 élections loolu lay tekki mën nga ko bañ a bañ nag mën nga ko bañ parce que réellement day décourager ay électeurs waaye fii ak yéen a ngi contrôlante di seet ay guerre de positionnement di seet ne kii su ma ànd ak moom damay jox doole waaye damay ànd ak moom ndax moom léegi mu daanu ma récupérer ay militants am parce que am na ñu bëri ñoo xamante ne dañoo nangu Pape Diop jiite leen parce que xam nañu ne Pape Diop génnagul ci kaso bi ñu yaakaar ne dinañu am sympathie ci waa PS yooyu nga xamante ne dañoo frustré ñoom ñëpp ngay gis ni ñu ëpp ci ñoom ànduñu ci moom parce que dañoo gëm ay idéologie am dafa mel ni rek benn waay bi mu génnee àdduna rek ñu koy tagg di ko wax lu nekk te kenn mosu cee ànd ak moom ah mais dañuy ànd ak moom parce que dafa faible mu ngi ci biir kaso bi ñu yaakaar ne dinañu am sympathie ñooñu waaye xam nga ni bi ñu demee ba élection législative yi ñu daanu li ñu am ci député moo lay wan ne bu ñu àndoon am majorité li ñu am ci député malgré seen xuloo bi ak seen contrôle wante bi li ñu am ci député moo lay wan ne bu ñu àndoon ñooy am majorité fépp la ñuy gagné léegi nag ñu dellu si ne léegi nag dañuy créer defaat beneen coalition boo xamante ne c'est circonstanciel teewul ñoom seen wàllu bopp ñu ngi wàññi wante seen doole du jox dara lu dul Macky Sall avantage te Macky Sall xam na ko mais xam nga ne boo jëlee ay solution yoo xamante ne c'est insoluble ay marxiste léniniste ay libéraux ay socialiste nga bëgg leen boole benn góor goo xamante ne doomam lay liggéeyal doomam dafa doon paresseux nanguwul affronter la réalité xeex comme ni baayam doon xeexee góor gi moom li muy liggéey yëpp ngir doomam lay liggéeyal ñeneen ñi xam nañu ko bëgguñu doom ji remplacer baayam wala doon le prochain président ñu bëgg ànd ñoom ñëpp ne dañuy xeex un ennemi commun gars yi da ngeen di nelaw te man dama leen koy teel a wax ngeen yeewu su ngeen muusee da ngeen di nelaw depuis 2012 yéen a ngi ñu ngi wax ne élection yi njëkk ñëw ñu sanctionné président bi ngeen di galgalante seen biir référendum ñëw li président bi bëggoon la am pourquoi parce que da ngeen doon galgalante législative yi ngeen doon xaar ñëw ngeen di galgalante ba président bi roppiwaat leen ngeen di xiiru léegi nag di xaar 2019 ana ñaata échéance ngeen projeté dans le futur di liggéey ci ne da ngeen di xaar président bi mu ñëw mu galgal leen te noonu la leen di galgalee 2019 bu fekkee ne ni ngeen bëgg continuer parce que àndu leen te pour l'intérêt du peuple sénégalais àndu leen ko léegi nag day nekk ay étape rek nekk maanaam ay test premier test bi mu duuma leen deuxième test bi mu duuma leen te nag kenn bu mu fi waxu sàcc yéenay galgalante seen bopp parce que bëggante wu leen parce que mag mi sax moom doomam lay liggéeyal ngeen bëgg a ànd liggéey ne da ngeen di daanal kenn ni mu amee woon ci premier test bi amewaat ko ci deuxième test bi amewaat ko ci troisième test bu mag bi noonu lay amee ci quatrième bi daanaka bu ngeen soppiwul parce que loolu la tani yi joxe tani yi boo ko sànnee loolu rek la joxewul leneen loolu rek la joxe parce que kenn ki xam na ne ki ñu yaakaar ne moo ci ëpp doole xam na ne dootul delloosi nekk président de la république te doomam exilé nañu ko seetul keneen ku koy remplacer lu dul seet ay liggéey yu muy bëgg a def pour que doomam remplacer ko doomam am doole mu koy liggéeyal alors que bu ñu bëggoon Sénégal ak ñoo bëri ñoo xamante ne training bi am nañ ko bu yàgg billahi
waxuma ko pour dara je ne connais pas le gars bi may nommé maître Amadou Sall xamuma ko mais gëm naa ne am na training boo xamante ne ci wàllu politique bu nu ko doolaloon tuuti rek am na loo xamante ne mën na ko def ci seen parti politique boobu ñu ànd am na ñeneen boo demee biir PS am na fa mais xam nga bu ñu demee ba ay parti socialiste ñuy xëccoo ay Barthélemy Diaz di wax ne ñoom ñooy doon secrétaire général gayen nga xam ne kon parti socialiste daanu na xam nga dafa am ñoo xamante ne ay niveau parce que mbir mi ay niveau la de gars yi bu wax ji bari ba ngeen yaakaar ne nit ñi lu ñu siiw maanaam kuy animer émission bi rek députable la comme ni ma koy waxee yoon ci ay jamono ci ginnaaw ku siiw ñu koy invité ci ay plateau télévision rek présidentiable la gars yi na nit ñi xam ana lan moo leen di suur lan moo leen di suur gis nga nit su buggee lekk loo xamante ne ñay moo koy lekk bu koy lekk di faatu parce que dootul bouger wala biiram day fàcc nit ku ci nekk am na loo attan noonu la amee ci wàllu politique aussi ku ci nekk am na loo attan mais gars yi dañuy siiw ñii di animer ay émission télé ñii ñu leen di invité ci ay rajo parce que ay maire lañu dégg nga ñii am titre boo xamante ne dañuy wax parti leader de parti politique boo xamante ne ñoom ñoo ko créé forcément ñoom ñooy doon le leader ñu yaakaar ne ñoom ak Ablaye Wade ñoo bokk statut te mosuñoo satisfaire un professeur mosuñu ko seen problème personnel sax mënuñu ko résoudre suñu leen joxul coup de main duñu dem ñu ne dañuy demander pour diriger ay parti politique yoo xamante ne traditionnellement ay kàngam ñoo ko doon jiite gaay bu ñu réer na ku nekk xam sa lekk fan la toll ñàkk booloo bi ci loolu la ñuy yóbbu te ginnaaw ñàkk booloo bi bala ma ciy wax sax damay expliquer li tax sax projection yi dangereuse mooy cas bi ma leen ciy andil ci wàllu politique mooy cas bi nga xamante ne moo dal Hillary Clinton nga xamante ne campagne yi ñu def yëpp statistique yu nga xamante ne yi ñu def yëpp ay statisticiens yu ay def ko ñu ne gagné na waaju lu bari tax na man yow ak ñeneen ñu ne kon duñu voté ji fekk ki nga xamante ne mu ngi ci ginnaaw gëm na ne statistiques yi àndul ak moom joxu ko avantage waaye muy liggéey di seet ay solution ndax dafa fraude bi ñu koy jiiñ moo xam mais fraude bi sax day bokk ci xeex bi nga xamante ne day xeex pour rattraper parce que li ñu ko rawee dafa bari kële mu ngi dormir sur ses lauriers ne gagné na parce que gap bi dafa rëy gap bi mooy écart bi dafa rëy tax na ñi ko doon supporter ñu ne jarul may sonn tey ci bis bii ñuy wotee di yàq sama essence di sonn pour dem voter Hillary Clinton parce que de toute façon Donald Trump daanu na fekk Donald Trump mu ngi dajale les moyens yi ko dese li ko dese ci xaalisam muy wut ay bus dem ci université yi dem ci école yi di convaincre nit ñi di décourager loo ay supporters yu Hillary Clinton mais aussi xam ne am na ay supporters yu defe ne gagné nañu d'avance le résultat est là presque 50-50 kee moo ko ëpp nombre de votes waaye gagné na mooy président loolu mooy ñaari statistiques yi dangereux yi waaw benn bi mooy da nga naan de toute façon lii ma gis Macky Sall gagné na waaye dëgg la ñàkk booloo bi ak galgalante bi Macky Sall gagné na bu nu ko soppiwul noonu lay demee 2012 non 2019 waaye koo xamante ne politicien nga doo ko nangu parce que da ngay bañ sa militant yi découragé ku la ko wax da nga koy mere moo tax dinañu ma mere dinañu ma saaga waaye ci li may focus mooy seen ñàkk booloo ak seen soxorante ak seen siisante ak seen foqale bi nga xamante ne moom ngeen def ci jamono ji ak seen égoïsme ba yaakaar ne parti politique yi ngeen di jiite seen doom rek ñoo leen war a donn loolu moo waral bi ngeen doonee président ngeen jël seen doom jël juróomi ministère teg jox ko te ba tey li ñu la doon jiiñ bàyyiwuloo ko nga dem ba màgget
seetatuloo intérêt Sénégal rectifier erreur yi nga def indil ñu fi saay-saay bu bon bi ñu jiite ngay continuer ci yoon woowu nga xamante ne ci lañ doon blâmer ne sa doom mooy jiitu par force. xamuloo ne sénégalais yi nand nañ ko waaye booy jëm mag xam nga loolu moo tax nekk mag dangereux sa cellule yi dootul flexible même sa cellule yi nekk sa biir cerveau da ngay defe ne da ngay dootoo sax wérati da ngay defe ne li ngay def nit ñi gisuñu ko nit ñi mënuñoo réccu ba fàtte li nga leen andil soo buggee defar réew mi da nga koy soppi léegi nga seet keneen koo xamante ne juruloo ko te mu épouser say idée gën la jeune ndax Macky Sall mi li tax mu saay-saay mooy sa photocopie yow waaye sa photocopie bu jeune photocopie bu jeune moo tax mu dangereux de léegi nag il faut nga seet sa benn photocopie bu baax te du doon sa doom ndax sa doom donn la sa doom muqat la nit ñi xam nañu ko sa doom mënut a gagner élection Sénégal nit ñi xam nañu ko ndax nit ñi mënuñoo xeex dara démb ba pare ñëw di ko nangu seetal sa photocopie bu baax mu xeex sa photocopie bu bon lii daal laa lay wax man ki may waxal nag xam ngeen ko jarul tudd te aka yaa bëri ay photocopie yu baax aka yaa am ay photocopie yu jàmbaar yu tenace yu endurant ci wàllu politique nga yar leen ci lu baax ci politique ci xam-xamu politique bu set bu sell bu panafricain ngay continuer di jouer yëfu saay-saay yoo xamante ne démb moom lañ la doon joxañe nga koy continuer ba pare nga ne sa photocopie bu jeune bu saay-saay bi ci loolu mën nga ko cee daaneel doo ko ci daaneel moo la gën a monkal te ses cellules moo la gën a flexible say yos amuloo fooy mën a jaar ba yow mi nga xamante ne yaa nekkoon mbër champion nga dem ba màgget tàggat xale boo xamante ne jox nga ko ay technique u daan mu am doole nga bëgg a ñëw ne di nga seet yow mi mere nga ko di nga ko daaneel mënut a nekk mënul nekk donc il est temps ci lii nga xamante ne yéen a ngi koy liggéey te non seulement waxuma la ñàkk booloo bi waaye ji ko saay-saay bi ñu ci boole tax na du ngeen ko gaaw a daaneel bu leen neexee nag ngeen mer dama leen di teel a yee rek dama leen di teel a yee parce que du rek ñàkk booloo bi moom moo fragiliser l'opposition xam nga l'opposition lu tax mu neex a daaneel bàyyi ma wax leen ko bàyyi ma net wax leen ko parce que damay bind nañu ma baal na jéemuma jey sama bopp man damay bind rek ay fee te li ma leen di wax yëpp ci ay fee laa ko teg de sëñ bi teguma ko ci dara loo xamante ne masi la ci ay fee rek laa ko teg xam nga opposition bi lu tax mu fragile li tax mu ragal gars yi ragaluñu sax Macky Sall de waaye da leen ko jaralul parce que Macky Sall dafa li tax ma ne la syndrome Macky Sall mooy plané ci seeni bopp yi mooy Macky Sall dafa trahir l'opposition moment boo xamante ne ñu ngi xeex candidature Abdoulaye Wade moom mu ngi dem di campagne boobu mooy benn mais bi ci gën a garaaw mooy bi ñuy jàpp ay nit di leen tëj ci kaso bi Macky Sall demul bokk ci ñooñu léegi nag nit ñi li ñu gis mooy ñoom def nañu sacrifice def nañu ay marche ñu sànni leen ay lacrymogène ñii ñu dóor leen ñi ñu jàpp leen ci moment boobu tëj leen ci kaso bi ñoom Mamadou Diop dee ci am ci booy Colobane yu ñu ci agressé tëj leen ci kaso bi Macky Sall loolu yëpp yëgu ko moom ak ay militants mu ñëw nekk président de la République léegi gars yi li tax bu Macky Sall teree manifestation politique du ñu dem mooy ñëpp dañuy jéem a jaar ci yoonu Macky Sall ñoom ñëpp nag laa lay wax de ku ci nekk yaa ngi xaar ne ana ban kii mooy jaay géree dem bu ko defee man buñ ko jàppee ma récupérer seen militant comme ni ñu def Khalifa Sall wala ñu dem def ay sacrifice ay nit dee ci mais teewul man maay doon Macky Sall après ñoom ñëpp jëwu Macky Sall la ñuy def fu mu toll nii parce que li nga xamante ne moo bon la mooy limitation nul n'est devenu grand par limitation mënuloo imiter nit ba roy mel ni pire Macky Sall yoonu saay-saayam boo mu jaar moo ko jig de
yéen nag ngeen jàkkaarloog moom ku ci nekk defe ne mën nga jouer jeu wu Macky Sall mooy bu Macky Sall teree manifestation ngay bàyyi ñeneen ñi dem ñoom manifester ñu dóor leen yow nga seet ay yoon pour mën a nekk Macky Sall du mën a nekk loolu du mën a nekk te du aussi warante bi nga xamante ne ñu ngi koy jéem bëgg a defante utiliser yi nga xamante ne ñu ngi koy bëgg a utiliser seen bopp mag mi di seet aussi naka la ko doomam di remplacer du loolu rek mooy problème bi de am na beneen problème am na beneen problème te beneen problème bi mooy ñàkk a waxante dëgg ñoom du ñu waxante dëgg du ñu waxante dëgg du ñu waxante dëgg xam nga ñoom du ñu dem jàkkaarloog Abdoulaye Wade ne ko sëñ bi li nga bëgg a liggéey xam nañu ko sa doom ngay liggéeyal tee nga ñoo wóolu tee nga ñoo uuf jàngal ñu jiital kenn ci ñun ñëpp ñu ànd topp ci ginnaawam bu ko defee ñu jële fi kii Sénégal jëm kanam bu ko defee bu loolu amee ñu signé loo xamante ne ki ñëw li nga fi defoon génne farme armée française nangu seeni terre daal di cancel li nga xamante ne moom la ñu signé woon ak ñoom fi nga bàyyi woon Sénégal la ñuy commencé waat mon père nañ ko defee noonu déedéet amul kenn ku ko ci ñemee wax amul noonu la mel tamit ci amul kenn tey ci jamono ji koo xamante ne malversation yi nga xamante ne Khalifa Sall def na ko à la mairie de Dakar ñeme naa taxaw ne Khalifa Sall ay malversation nga def te Khalifa Sall dafa sàcc alal warul nekk leader gis nga gars yi affaire yi bu nu ko jaxasee suñu ko tegee ci politique rek daal di koy jaxase sànni carte bi ñi ngay dégg ñëpp ñuy wax amul kenn koo xamante ne ci ñoom mooy jiite coalition boo xamante ne un patriote la ñu koy teg ci loxoom mu nar a teg les destinées de ce pays ci ay yoon yu wóor kenn ci ñoom du ci tegu parce que du ñu waxante dëgg li ñu jiital rek mooy benn ennemi la ñu am te du ñu wax peuple bi dëgg benn ennemi la ñu am mooy Macky Sall nañ ko fi jëlee à tout prix te ñoom seen wàllu bopp amul kenn ku yéene sa morom mu remplacer Macky Sall loolu mooy bëgg gas kàmb rek waaye su fukki nit gasee fukki nit suul ko loolu kese la dina bëri nag ay doo daan dina bëri ay suuf si du plat gaa moom mais dina bëri ay pax mais du kàmb du fa am ay pax lay commencer rek parce que soo gasee kenn suul ko dina am du suuf sépp la ciy def ay pax lay am mais kàmb du am loolu mënul nekk du ñu waxante dëgg xam nga Khalifa Sall li nu ko jiiñ maire yi nekk ci Sénégal yépp dañu koy def ay sàcc lañu ñoom ñépp ay sàcc lañu ñi mos a nekk maireu Sénégal yépp ay sàcc lañu parce que noonu la ñuy doxalee xanaa comment se fait-il que ay maire bu ñu leen waxee maire lañu rek nga gis leen ñuy maye ay billet màkk ay saaku ceeb ay dimbale di jox ay sëriñ di ko jox xalif généraux yi rek te bu ñu leen tëjee kaso kenn du leen waxal wala bu xalif yi waxee kenn du leen déglu xoolal ñaata la al amin wax yal na ko yàlla fay te xare ko àjjana lu mu waxul pour ñu bàyyi jarbaatam bii wala gorom bii wala doomam ji kenn da koo faale faale wuñu ko déglu wuñu ko maire yi nag buñ leen fa tegee ci la ñuy jariñ nit ñi bu nu wàccee ana kan moo déggati ñuy wax Mamadou Diop maire de Dakar ana kan moo déggati ñuy wax Pape Diop maire de Dakar kenn tuddatu leen kenn wayatul seen yaay kenn wayatu leen mais bu ñu leen falee rek ñu commencé di jaar ci pratique yi nga xamante ne ci la ñu jàppee Khalifa Sall ndax Macky Sall xam na maire la woon maire de Fatick la xam na naka la ñuy sàccee te moom day sàcc waaye buggul kenn ku sàcc léegi nag boo buggee problème yi nga résoudre ko da ngay tere nit ñi naka la ñuy sàccee bàyyi ma wax leen ci maire yi naka la ñuy sàccee ci maire yi dama lañ koy wax ngeen xam ko te loolu dara andiwu ko lu dul ñàkk a waxante dëgg wala ñàkk a def politique bu sell gis nga politiciens yi ngay gis ni seen biir rek la ñuy dimbalante billahi seen biir rek la ñuy dimbalante
te dañoo am benn solidarité boo xamante ne peuple bi amu ko seen solidarité yeggul ci peuple bi parce que gis nga ñoom ñi ngay gis nii mairie de Dakar yàgg naa fay ay emploi fictif ay opposants tey de temps en temps seetal ci ñoo xamante ne sax bokk nañ ci nguur gi am na ñoo xamante ne seen conscience mayu leen ñu bàyyi Pape Diop ñu bàyyi asafurla Khalifa Sall ci kaso bi parce que Khalifa Sall da leen doon fay malgré bokkuñu parti waaye ñoom ñoo doon ay opposants Khalifa Sall da leen doon fay à travers des emplois fictifs mooy ñoom Abdou Mbaye ñii ngay gis Abdou Mbow mooy ñoom Benoît Samb yi ngay gis ñoom Seydou Gueye ñoom Mbaye Ndiaye ñii ñëpp Khalifa Sall da leen di créer ay emploi ñu leen di fay Macky Sall xool leen am na ay vidéo yoo xamante ne ay jamono sunu maire de Dakar di neexal Khalifa Sall parce que jamono jooju ñu ngi nekk ci opposition bi amuñu xaalis waaye benn ennemi la ñu am mooy Abdoulaye Wade Khalifa Sall nekk maire de Dakar seetul xan moo bokk PS ku fa bokkul ku ñëw ñu ne wutal la liggéey def la conseiller def la nangam sangam jox la benn un petit emploi bu weer deewee ñu fay la te loolu lan moo koy def caisse d'avance yi moo koy fay ah gars yi caisse d'avance yi moo koy fay parce que maire yëpp a koy def léegi nag boo demee ba nga xamante ne te nekkul sax ay waa APR rek la ñuy fay dañuy fay waa opposition bi yëpp laa la wax dans leur ensemble mooy élément Moustapha Niasse yi élément Tanor Dieng ak ñeneen parce que du mairie Dakar rek moo koy def conseil économique et social da koy def dañuy jël ay nit ñoo xamante ne ñoo bokk parti tey ñoo ànd ak Macky Sall mënu leen fay ministre ñu jël leen boole leen ñu doon ay emploi conseil économique et social boole leen ak Aminata Tall mu wutal leen emploi fictif ñu leen di fay mairie Dakar da koy def conseil économique et social da koy def assemblée nationale da koy def ñoom ñëpp a koy def pour jàppale seeni militants yi léegi nag mairie de Dakar bu dee opposant moo ko yore opposition bi yëpp lay créer fu ñuy signer di am xaalis mais ay ñoom Abdoul Mbow ni fan ñoom Benoît Samb lan la ñuy liggéey gars dañoo am liggéey politiciens yi amuñu liggéey dañuy taxawaalu rek amuñu liggéey soo doonee maire de Dakar nag ñu opposition bi yëpp wéeru sa kaw ñu leen di créer ay place waaye bu Macky Sall demee ba doon président de la République ànd ak ñoom Moustapha Niasse ànd ak ñoom Ousmane Tanor Dieng ñu xam ne Khalifa Sall moo doon dimbale malgré tout seeni militants waaye tey am na doole boo xamante ne boo moytul mu doon président de la République ndax chance bi mu amul benn maire bu ko mos a am amul benn maire bu ko mos a am ndax ni mu defee politique am parce que tag c'est un vieux loup léegi nag ñoom xam nañu ne ci pratique yi rek lañu ko mën a daanele ñu jaar ci daaneel ko te pourtant démb moo leen doon jëriñ waaye léegi bu loolu xewee ndax da ngay toog fi naan Khalifa Sall deful dara Khalifa Sall weddiwul li muy def utiliser woon nañu ko nag démb waaye xamoon nañu ne loolu mu doon def du yoon ñu jaar ci daaneel ko moo tax weddiwu ko daf lay wax ne c'est de vieilles pratiques yoo xamante ne fii lañu ko fekk léegi nag alalu réew mu ñuy sàcc ndax kooku da nga naan damaa contre Macky Sall rek que ni damay wax ne deful dara da ngay waxante dëgg nga xamante ne kii saay-saay la nga évacuer ko c'est un technicien un jeune Abdoulaye Wade ci bu baax nag laa wax parce que fu mu toll nii Abdoulaye Wade bu bon bi moo ñu jiite nga seet un jeune courageux un panafricain ñu seet naka lañ ko am expérience ñu seet naka lañu koy jiitale te bàyyi vieux loup yi ñu teg ci sunu kanam chaque année rek moom la ñuy dégg c'est le même scénario toutes les 5 années ñooñu 5 années ñooñu la ñuy am les vieux loups ñu ñëw taxaw rek te bu ñu demee ci élection am 0,0 nangam sangam ana kan moo fi déggati Talla Sylla déggatu leen ko
parce que dañu leen di dimbali ñu positionné wu waaye xam nañu ne seen valeur intrinsèque politique c'est 0,00 nangam du ci tegu nag yaa xam mais 0,00 bi moom day jiitu peuple bi wóoluwu leen te duñu gagné ay élection ñu bëgg nag ñoom la ñuy tudd depuis 2000 ñoom rek la ñuy tudd scénario bi dañ ko war a soppi parce que ci moment bi ñuy wax billahi presque tous les politiciens se valent ci moment bi ñuy wax nii leader yi ngay gis nii ñëpp ñoom ñëpp ñoo tolloo doole ñoom ñëpp ñoo tolloo doole ci incapable nag laa la wax ñoom ñoo ci tolloo doole mënuñoo mobiliser dara waaye bu ñu toogee ba président bi gagné leen ñu noppali ko 3 ans daal di defaat benn 2 ans yoo xamante ne c'est actif di manipuler l'opinion di dem ci journalistes yi fu nekk ñu dem fa après ñu defe ne noonu la ñuy daanele président de la république bi da ngeen di nelaw du noonu lañ koy daanele c'est pas comme ça qu'on fait de la politique léegi nag tëj nañu ki nga xamante ne moo yoroon seen caisse noire tëj nañu ko moo tax fu mu toll ni ñu bari ci ñoom dañoo jaaxle amuñu xaalis parce que ki yore woon seen caisse noire dañu koo tëj mooy Khalifa Sall moom rek moo leen fi dese moo fi desoon ci ku yore doole mën a jox nit liggéey mën a am ñu muy yóbbu màkk mën a am lu muy jox yenn politiciens yi ci wàllu dépanner leen tëj nañu ko moo tax seen dañoo jaaxle mais nag boo ko calculer politiquement soo ko calculer da nga naan Macky Sall li mu def c'est légal et légitime politiquement parce que moom ak ñi mu àndal mooy màgget yi nga xamante ne tekkeetuñu dara ci réew mi xam nañu ne élection bu ñu dem dañu leen koy gagner ñu wéeru ci kawam xam ne kii mooy seen ennemi commun du rek ci niveau parti socialiste waaye même pour jër nguur gi la ñu éliminer ko xam nañu ne aussi ne kooku suñu ko tëjee ci kaso bi amul benn pression boo xamante ne moom mooy jóge ci opposition bi ndax le syndrome Macky Sall mooy géte opposition bi waaye boo ko xoolee nag juridiquement boo ko xoolee da ngay xamante ne Macky Sall yëfu saay-saay rek la def li mu def c'est illégal et illégitime moo tax Macky Sall xam na le fait que mu doon am ay éléments yu nu doon fay ca mairie Dakar xam na ne il a les preuves palpables de la mauvaise gestion de Khalifa Sall xam na ko léegi nag fi ñu ci toll pour résoudre problème boobu lenn rek moo fi des mooy violons yi ñu écarté leen te gars yi bu leen seet xam nga dama leen ko fi wax ay at yu bari bu leen seet rek koo xamante ne titre mooy ministre ngeen koy doog a jox attention erreur boobu la ñuy def parce que loolu moo ñu indi tey ci fi ñu nekk parce que am na ñoo xamante ne man xam naa leen ay politiciens yu set lañu te yéen xam ngeen leen waaye pexem saay-saay si nga xamante ne ñoo accaparé wu appareil d'état bi moo tax ñooñu kenn mënu leen gis moo tax yéen mënu leen a gis parce que amuñu titre ministre amuñu ko moo tax nanguwu leen di déglu de bala ngeen leen di xoolal rek ay saay-saay yu mel ni ay Souleymane Jules Chopin léegi dañ leen di déglu quoi parce que ay ministre lañ leen tuddee xoolal Yakham Mbaye kenn déglootu ko waaye bi ñu koy tooyee woowee ministre rek yéen bu ngeen déggee ministre rek te ay secrétaire d'état la ñu woon de mais ñuy forcer xam ne bu ñuy wax secrétaire d'état kenn du leen considérer ñuy xeex pour que ñu leen di woowee ministre ñu leen di invité ci plateau télé yi di leen ñuy wax monsieur le ministre moi en tant que ministre déedéet da nga war a wax moi en tant que secrétaire d'état mais xam nañu ne
titre ministre bi mooy joxe buzz moo tax faaw ñu seet ko ci xale yi faaw ñu seet ko ci jeune parti politique yi faaw ñu seet ko ci jeunes yi nga xamante ne sax ñoo nekk ci biir parti politique yi waaye di am la ñuy bañ waaye amuñu doole ñu jox leen doole xam nga boo dégloo déclaration Mamadou Ndoye yi mu def moom moo lay won rek ne pratique yu màgget yi ñu fi daan def rek moom la ñuy continuer di ko fi def de moom la ñuy continuer di ko fi def pratique yi nga xamante ne moo fi amoon démb ba tey moom la ñuy continuer di def mooy gato bi ni ko Moustapha Cissé la waxe woon bu gato la te dafa neex auto climatisé yi bureau yi climatisé yi am garde du corps ci saay-saay boo xamante ne kenn mosu koo topp loolu rek moo fi xew léegi nag damay interpeller directement Karim Wade dama koy interpeller parce que il faut que nit ñi nga xamante ne même sénégalais yi nga xamante ne ñoo ñàkk fayda parce que gis nga réew mi laa lay wax kenn du seetaan ay manigance ñu ko ci teg pour nit nekk président de la république loolu dañu ko weesu c'est le syndrome Macky Sall qui nous guette te loolu dañu ko bëgg a éliminer bu ñuy daaneel Macky Sall la saay-saay faaw ñu seet kenn ku jub on ne peut pas combattre le mal avec le mal damay interpeller Karim Wade directement parce que xam nga Karim Wade dafa manqué volonté politique zéro motivation la am parce que xam nga sa motivation mënu ko teg ci créer ay mouvement de soutien ay askaaw la ñu tuddoo ay nangamoo gis nga turi waa askaaw nañu ma baal de ndax ki ko jiite sama jigéen bu jàmbaar la billahi wallahi taala yàlla xam na ko ma bañ leen a tudd rek mais comme que moo ci gën a siiw moo tax ma koy tudd mais créer ay mouvement de soutien Karim Wade da ngeen defe ne noonu la ñuy defee politique te yow kenn xamul foo nekk amuloo courage motivation zéro les positions politiques ça se mérite loolu la ñuy jàngale ci politique de le militantisme politique loolu la laaj de loolu lay jàngale de le leadership ça se mérite mais mënuloo ñëw nga kenn xamul foo nekk yow tu ne vis qu'à travers les mouvements de soutien yow tu ne vis que par rapport aux manigances politiques de ton père mais bu fekkee ne dañuy bàyyi sénégalais yi di ñu berne ci loolu tey bu ñu demee ci manifestation politique ñoom ñëpp ñu teew parce que dañu leen a fay wala dañoo am lu ñu yaakaar parce que xam nañu ne ñoom Abdoulaye Wade ak doomam sàcc nañu alalu réew mi am na fu ñu ko denc dañu nekkagul à l'aise pour génne ko ñu fay ay nit wala ñu ay nit yaakaar ne mën nañu cee am dara à travers le concept de l'espoir bi ñuy am di yaakaar ëllëg ñuy jël ay pancarte yore ko yéen mënu leen défier Macky Sall yéen amu leen base politique des milliers d'associations de support au fils du président rek ngeen yore pour exister que de nom xeexu leen dara politiquement c'est Ablaye Wade mooy sonn ndeysaan ñu yërëm ko rek mais amul dara loo xamante ne ci politique taxaw na amul base amul section amul comité directeur amul dara lépp li ñu ko teg rek mooy di wax seeni turu mouvement de soutien yooyu ñu bëgg ci basé wu ne dañuy terrasser Macky Sall gars yi nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg te dafa am benn affaire bu dangereux boo xamante ne gis nga bu nu ko seetluwul ci réer rek la ñuy jëmee parce que même Abdoulaye Wade dama koy interpeller tey damay interpeller parce que yàlla xam na ne cofeel laa am ci ñoom de dama bëgg ñu yeewu te yeewoo guñu parce que ñi leen wër sax ay ennemis lañu Abdoulaye Wade nag laay wax même ñi ko wër ay ennemis lañu parce que xam nga doo doon président de la république nga fekk ay nit ñu la gëm ñu mel ni maître Amadou Sall nga fekk ay nit ñu la gëm ñu mel ni ñoom Omar Sarr ak ñenn lañu ci nga ñëw
ñooñu jiitu fi fuuf saay-saay bi Macky Sall nga ñëw yëkkati Macky Sall ci ginnaaw teg ko jox ko ay responsabilité ba mu am doole ba mu taxaw ci mbaggu ñooñu ba ñooñu tey ñemewuñu ko nga bëgg a dellu si ne da ngay combattre kooku gis nga am na ñu bëri ñu wër Abdoulaye Wade tey nañu ma baal yàlla na Abdoulaye Wade gudd fante am wér-gi-yaram xaaruñu lu dul Abdoulaye Wade dee ñu rejoindre Macky Sall ñu bari ci ñooma ñu bari ci ñoom ci moment bi may wax ak yow ñii ñu bari ci ñoom Macky Sall la ñuy liggéeyal dañuy maslaa ak Abdoulaye Wade nii rek su naree dem manifestation sax dañu naan ko non bul dem daal di koy dérouler benn yoon mu dem ñibbi parce que mag la am na loo xam ne mënu ko supporter waaye ñooñu même bi Abdoulaye Wade bëggee ñibbi si Sénégal bëgguñu Abdoulaye Wade ñibbi si ñu ngi nekk en contact direct ak Macky Sall billahi wallahi taala li may wax dëgg la xaaruñu lu dul Abdoulaye Wade dee ñu sacrifier Karim Wade rejoindre Macky Sall am na lu ci Abdoulaye Wade xam moo tax muy forcer ngir jox doole doomam waaye du dem parce que ñi nga wër wóolu leen di dal seeni kër yi wala ngay ànd ak ñoom guddeeg bëccëg di teg ay plan pour Macky Sall la ñuy liggéeyal fu mu toll ni yaa ngi ko gis kenn ci sa doom yi nga daan yi nga gënoon a wóolu tey ci Macky Sall la ñu féete mooy ñoom Farba Senghor mooy ñoom Pape Samba Mboup mooy ñoom Samuel Sarr bientôt Samuel Sarr dina ko officialiser que ne bàyyi na Abdoulaye Wade ñi la gën a jege tey te xamuloo ko il ne sait pas wala Abdoulaye Wade dama gëm ne xamu ko wala il fait semblant de ne pas savoir mais la majeure partie de son staff travaille pour Macky Sall billahi yàlla xam na ko te loolu defuñu ko lu dul dañoo xool seen âge de ci ay calcul mathématique rek lañu ko teg dañoo xool seen âge xool âge u Abdoulaye Wade xool âge u Macky Sall ñaar ñii nee nañu ay ennemi lañu tey waaye démb kenn ki moo dooleeloon kenn ki ñu complice ñun di ma noot tey ñu ngi xeex su ma àndeek mag mii nga xamante ne léegi mu dem politiquement mënatul doon président waaye photocopie mu ngi fii moo doon réew mi su ma àndee ak moom bu ëllëgee kii mën na fëq sama ndigg waay moo tax dañuy jouer l'apaisement du ñu attaquer Macky Sall mukk duñu ko attaquer ci lu dëggu duñu ko critiquer ci lu dëggu te man lii ci foofu rek laa ko teg de seetlu laa ko teg seetlu sànni petaaw yi rek foofu rek laa ko teg ana kan ngay dégg ci ñoom dégg nga leen bi ñu leen falee député xool li ñuy wax waaw am na ci ñoo xamante ne li ñu njëkk a wax mooy xar day weesu mbote ñoom Souleymane Ndéné Ndiaye xar day weesu mbote Abdoulaye Wade dina woote na manifestation nee na demul nee na xar day weesu mbote moom kilifa la du dem ñu koy sànni ay lacrymogène noonu la amee ci ñoom ñeneen ñoo xamante ne duñu song Macky Sall directement politiquement attaqué ko duñu ko def parce que xam nañu ne Abdoulaye Wade jaru ko parce que jàpp nañu ne Abdoulaye Wade léegi mu dem jóge fi politiquement wala physiquement yàlla na yeex bu ko defee ñoom bu nu song woon waa ji wax lu leen neexul mën na leen indi ay problème parce que te dama ragal ne Madické Niang ci ñooñu la bokk dama ko ragal na moom baal nag dama ko ragal ndax ñu ngi leen di tudd ay sàcc ci ay bien immobilier Canada te du moom kese waa kër Macky Sall yi ci la ñu bokk ak yeneen président africain ñuy rey seen bopp pour doon député doo leen dégg mukk ñu attaqué Macky Sall directement même bi ñu leen jëlee tànn leen neen da ngeen di doon président groupe parlementaire bu assemblée nationale gis ngeen li ñuy wax apaisement rek li ñuy posé du ñu attaqué kenn Abdoulaye Wade nag na xoolaat boppam mu seet Abdoulaye Wade bu baax bi bëgg Sénégal le panafricain mu xool ko ci xale yi mu yore mu jiital leen jox leen parti bi mais doomam bu muqat bii bu fekkee ne moom lay yaakaar te ñemewul Macky Sall su fekkee moom la yaakaar mu remplacer ko déedéet mën nga toog nag mën lañ la jox sa arme baay waaye boo tenaasul am fit doo tiire fital bi mën nga ko yor mën lañ la jox arme yépp waaye boo tenaasul am des techniques de guerre doo gañe kenn ci guerre
parce que doo guerrier. Un guerrier mooy une personne qui sait faire la guerre loolu mooy un guerrier du borom fitte comme ni ñu ko changé. Un guerrier mooy ku am expérience ci mbirum guerre mën nga remplacer sa papa de mais boo ci amulee expérience doo mën a gagner kenn moo tax faaw ñu xoolaat ko lii nag je tenais à le dire parce que mënuñu fee nekk ne dañuy waxtaan ci mbirum politique te duñu waxante dëgg mënu ta nekk faaw nag des fois ñu gestu suñu biir seet tàggataat nit ñi faaw ñu gestu tàggataat nit ñi mais bëgg a toog rek moo tax tey boo ko xoolee ci Facebook bi ku ci nekk waa réew mi ngi def live di nelawal waa réew mi waa parti réew mi laay wax nag waa kër Pape yooyu di def live di nelawal waa kër Pape Diop waa PDS yi di def live di nelawal waa PDS waa kër Karim Wade yi di def live di nelawal waa kër Karim Wade pourquoi parce que même message bi la ñu yoree attaqué Macky Sall du ngeen attaqué sant seen biir seet yambar yi nga xamante ne bu ñu leen huu rek ñu daw wala ñu xam ngeen éliminer leen parce que mbooloo du doole booloo mooy doole booloo Donald Trump dafa booloo ak éléments yi mu daje parce que dañ ko jox statistique yëpp ne ko perte nga amatul dara lu muy perte amatul dara lu muy ñàkkati boo demee ba ñu ne la perte nga mënutoo raw perte mu dajale éléments yi mu yore yëpp moo ko teg fii de yéen nag da ngeen a bëgg a ñëw rek yomb moo tax jël ay animateur wala ay nit ñu kenn xamul ñu nekk di mbelelele ci Facebook bi rek di saaga Macky Sall ak xaste ngeen defe ne loolu politique dañu koy analyser wax naa leen nee naa leen c'est une science. You talk about political scientist ay dama bind la ay seetlu la ay xool la ay waxante dëgg la ay motivante wan la motivé wante la aha ku nekk da ngay motiver sa morom waaye du ngeen naxante yaakaar ne am ngeen doole te amu leen doole lii nag laa bëggoon a waxtaane tey bu ko defee xëy na dina yee xale yi nga xamante ne ñooy yëngatu ci politique waaye ku ko jot tamit jox ko mag ñi ñu déglu ko de bu leen ma mere parce que dama attaqué seen leader ba joxu leen ko ñu déglu ko jox leen ko ñu déglu ko ñu xam ne temps am ñoom ni ñu bëree poste bi benn kese la billaahi benn kese la ñoom ñëpp seen taat xaju ci benn poste la benn nit moo ciy toog soo buggee sa intérêt doom soo buggee sa intérêt xarit soo buggee sa intérêt goney réew bu ëllëgee seetal ki la gën a compétent nga bàyyi ko mu toog waaye gars yi ngeen dar ko ñu motiver bu ko defee bu ëllëgee mu mën a wax non à la France waaye benn place fukki taat ak juróom di ko xëccoo ku nekk di buux sa morom te ku ci nekk xam na ni kan ki fa war a toog kan la ñu koy siis parce que mooy sa numéro 2 wala mooy sa numéro 3 mais yow xam nga ni kii moo la gën a compétent mooy lu Youssou Ndour doon wax rek bi mu créé fekkee ma ci boole ñu koy wax mu naan man dama xam affaire management ni may dajalee sama musiciens yi seen éléments yu baax yëpp boole leen pour ñu def la bonne musique su ma doonee président de la république noonu lay tànnee éléments yu baax yi loolu du noonu de da nga war a doon un technicien d'abord gis nga booy liggéey ci laboratoire te amuloo expérience laboratoire gis nga acide sulfurique bi mu ngi fi oxygène baa ngi fi ndox baa ngi fi sulfate baa ngi fi yëpp ñu ngi fi ion cuivrique yee ngi fi lépp a ngi fi waaye boo xamulee ban ak ban ngay mélanger mu tàkk sa kaw rey la da nga ko war a xam affaire bi du ay xàmmee affaire management du ko bàyyi leen parti politique yi ngeen di jiite pour di ko def affaire management ñu lay bindal ay article ngay publier ñu lay orienter ngay dem di répéter di parceriser di répéter du loolu de gars yi du loolu libérer leen éléments yi ngeen yore ñu dimbali l'Afrique libérer leen seen numéro 2 numéro 3 ma seen numéro 20 yi nga xamante ne ay éléments yu baax lañu ngir mën a avancer loo Sénégal libérer leen politiquement ndax ñu mën a jariñ réew mi waaye ngeen toog leen di leen nëbb di toog seen kaw duñu mën a wax seen xalaat ñemewuñu leen wax dëgg
ndax yéen a jiite parti politique bi yéen a leen di sanctionné réew mi du mën a dem bëri nañu élément yu baax waaye xamuñu nu ñu leen di utiliser mbokk yi ñi mooy li nga xamante ne bëggoon naa ko nuyoo di jéggalu ñëpp ñi ma gaañ dañu ma baal politiquement rek laay wax te billahi en toute objectivité laa koy waxee comme émission bi rek bi ñuy def samedi mu ne en toute objectivité laa koy waxee daanaka su ma xooloon sama xol sax du ma ñemee wax lii su ma xooloon sama xol am na fu mu féete ndax ki fi nekk xam ngeen fi ma ko teg waaye faaw ñuy waxante dëgg de gars yi sàcckat yi nga xamante ne li leen may seeni tur mooy occuper mairie de Dakar di sàcc alalu réew mi di ko jox nit ñi nanu ko arrêté ndax xam nañu ne Pape Diop kenn tuddatu ko te Mamadou Diop maire la Dakar naka lañ koy wax Mamadou Diop la maire kenn déggatu ko dañ koy mujj jiiñ ay sàcc jaay teere tëj ko ci kaso bi bàyyiwaat ko ah kenn wayetul ñu yaayu Pape Diop kenn xamatul fa mu dëkk mais come on gars yi kon ñu xam ne mauvaise pratique yooyu dañu ko war a éliminer léegi nag nañu def real politics nañu jiital patriotisme nañu jiital set loxo nañu jiital bëgg réew mi nañu jiital bëgg Sénégal free ci loxo France ndax ñu mën a am une monnaie africaine bu UEMOA loolu rek la ñu war a jiital te loolu bu ñu koy seet du ñu seetati du ñu tànnati ci leader politique yi fi nekk parce que ñam nañu leen ba noppi dañuy tànn kay ci seen numéro 2 numéro 3 numéro 5 numéro 20 ki ci baax te ñu yaakaar ci moom am njub loolu rek moo ñuy solutionné may jéggalu nag képp ku fi dégg loo xamante ne neexu la loolu mooy li nga xamante ne tey moom laa doon waxtaanee ci Amérique nag tey jëmb ci guddi dëkk bu neex boobu nga xam ne moom la ñuy wax Las Vegas nga xamante ne dëkk moom la ñuy wax de Sin City xam nga luy Sin City mooy dëkku bàkkaar yi dëkk bi ñuy defee bàkkaar américain ñoom ñoo ko tuddee noonu de nee nañu la foofu lu fa xew foofu lay des what happened in Vegas stay in Vegas mooy de Sin City dafa am benn waay boo xamante ne ca Mandalay Bay Hotel kenn xamul lan moo ko motivé waaye heureusement tubaab la bu doon musulman rek ngeen dégg ngeen gis Donald Trump kontaan seet naka lay agressé li ko fi dese ci musulman kon danañu dem ba nga xamante ne li nekk Birmanie mooy xew Amérique sax parce que fu mu toll nii li ko tere mu demee noonu bareetul de moo tax musulman yëpp dañoo jug booloo di xeex loolu waa ji xëy ñëw rek ca hôtelam 32e étage mu yore ammunition boo xamante ne militaires yi sax duñu ko yore rek tiim gars yi rek di leen sang ak ay fital ay balu fital di leen sang rek ba fi mu moment bi ñuy wax nii nee nañu am na 59 morts ak plus de 200 blessés critiques yu ñu nekk ca hôpital ba mu tiim leen di leen sang rek ay bal mooy mass shooting te xam nga loolu américains yi xamuñu ne fu mu toll nii seen danger mooy seen propre population frustration bi dafa bari nekkatul étranger ni nga xamante ne Donald Trump noonu la koy dugalee seen bopp ñoom ñooy seen ennemi bopp fu mu toll nii américains yi ñooy seen ennemi bopp ndax ñi frustré dañoo bari ñi ñu yàqal seen àdduna dañoo bari ñi ñu teg ci ay fen dañoo bari seen président bi ñëw ne tout le mal des États-Unis c'est l'étranger moo ko indi étranger yi ñoo ko indi jullit yi réewu jullit yi ñoo ko indi donc dañ leen fi war a baare ñu jóge fi beneen bi mu ne mexicain yeeg ñeneen ñi nga xamante ne ñoom nga waroon komplool ñu parce que ñooy sa néeba nga leen di joxoñ ju lu bon te xamuñu ne seen élément fii la terrorisme li mu rey ci Amérique 1/100 la ci li américains yi di rey seen bopp billahi yàlla xam na ko waxuma ko statistiques yi ñoo ko wax mass murder shooting in schools benn xale buy ñëw rek sàcc pistolet papam dugg ci école bi rey ay moroomam rey professeur bi ñu dem ba koy jàpp mu rey boppam ay con yu mel ni ki Las Vegas tey nga xam ne balaa suba wala balaa semaine prochaine dinañu mat 100
parce que 2 morts lañu tambalé wax 2 20 léegi ñu ngi ci 59 ñi ci 59 té ñom li ñuy rayante seen biir étranger du leen ko fi ray gis nga émigré yi fi ñew li ñu ray 1/100 la ci américain yi di ray seen bop ay jëkkër yuy ray seen jabar ay jabar yuy ray seeni jëkkër ay papa yuy ray doom ay frères et sœurs yuy rayante wala frère et frère wala sœur et sœur ay citoyens yuy rayante ci ay bureau ay coworkers yuy rayante ay ouvriers yu ray seen patron wala patron bu ñew ray ñepp ñi muy liggéeyal ndol lolu mo fi ëpp di mass murder lolu fi lañ ko fekk ay Hitler ñoo bëri Amérique ay Hitler mais nag bu ñu jógee gis ki nga xamantene moo nuroowul ak ñoom te kooko leen dàq kat gis ki nga xamantene moo nuróow leen moom te kooko leen gën a muus kat gis ki nga xamantene nuróowu leen ak ñoom moo nuróowul ak ñoom parce que beneen culture la ñu koy joxañ naan ko yaa ñu teg problème dañoo ko ñoom ñooy seen problème mu bopp te lii buñ ko bëggee résoudre gën contrôle bi lañu war a résoudre mais fu mu toll nii un con sax bu jugee dem ñu ne is my constitutional right dem daal di jënd ay machine de guerre ay appareil de guerre la ñuy dem jënd ji billahi wallahi taala am na kër yoo xam ne boo ci duggee gis nga fital yi man dugg naa ci kër goo xamante ne gis nga fital yi dañ ko wutal benn vitrine xam nga lan lañu ko lan moo koy tubbi benn caabi te vitre bi boo koy dóor muy toj ñu lonk ay ammunition yoo xamante ne ñoom Rambo ñoo ko doon yore ci film yi ay Rambo ay Arnold Schwarzenegger ñoom ñoo ko doon yore ci ay film ñu jël ko teg ko ci benn vitre nii rek ay 15 fital ay handguns ñu teg ko noonu ñu ne seen constitutional right la benn xale bu meree rek toj ko fekk baayam di nelaw rek mu tiire ko mu dee moo tax wéruñu ñoom wéruñu de li sa nag ni ñuy naxee seen bopp ñoomu te nit ñi xam ne wéruñu ndax ñoom ñooy rayante seen biir ñun Sénégal noonu la ñuy naxee suñu bopp defe ne ñoo gën ku dul ñun parce que peuple day nax boppam naanaa teranga waaye sénégalais dafa baax sénégalais dafa jub par billaay barke sëñ bi ñoom ñëpp ñoo bokk gëm sëñ Touba ak Alaaji Malik ak maam Limaamu Laay xam nga loolu mooy nax sa bopp nekk ci réew moo xam ne billahi ku ma gis dem àjjana kon jarul ngay jaamu yàlla jarul ngay dem màkk jarul ngay julli guddi jarul ngay woor jarul ngay natt asaka parce que nee na ku leen gis dem màkk ñii naan yàlla man la jox kun fa yakun lu ma wax mu am ñii di ko jiiñ seen baay ñu nit ñu jël di ko jiiñ suñu ay sëriñ loo xamee ne yàlla moo ko moom ñu ne diw mooy borom kun fa yakun bu nee mu am bu nee du am gaay di koy way ñu gëm ko nga xamante ne loolu day rey complètement bépp mbëggeel booy nar a am ci def lu baax parce que dañu koy rey xam nga loolu nag mooy nax sa bopp te ci ñun ci loolu la ñu nekk américains yi tamit noonu la ñuy naxee seen bopp faut que nit ñi yeew mbokk yi lii mooy li nga xamante ne moom laa doon nuyoo di baalu ak képp ku fi dégg dara daanaka pare naa Ahmadou Diop ma jox la kàddu gi bu fekkee am na loo ci yokk nga yokk ko ci boo paree ñu tëj. asalaamaaleykum Yawar Diop. waaleykum salaam. maa ngi lay nuyu di la sargal. man nag maa ngi lay sargal Ahmadou. waaw ci sa discours rafet yi ngay def. nga koy def ci sa coobare bopp. et en toute conscience. boo xam ne doo ci am benn concession. yàlla rek moo tax nga koy def. ndax da nga bëgg suñu réew mi jëm ci kanam. gàcce ngalaam. allahu akbar. ce discours bi nag finalement décryptage biñ ci def. parce que ci nga dëkk guddi ak bëccëg. man wax dëgg yàlla loolu mënuma lu di ci ànd. di ko daganal di ko rafetal. ndax gor yi dégg ko aakimoo ko ba nga xam ne gor yi dañ koy paasante ci seen biir. waaw di ko waxtaane ci sunu dëkk bi ndax sunu dëkk bi jëm ci kanam. ndax fi nga tàmbalee dafa neex parce que da ngaa wax ci sa prologue le phénomène étrange Macky Sall face à l'opposition zizaye et lagué waaw nga xam ne finalement dañ leen di jiital parce que
def nga ci waxtaan wu rëy woo xam ne ci nga dëkk maanaam da nga wax ci l'alliance contre nature loo xam ne finalement loolu mën na leen cee bañ a fekk maanaam bi nga waxee ci UMOA maanaam union monétaire ouest africaine union économique ndax waaw parce que voilà UMOA maanaam parce que si je comprends bien da nga wax ne finalement dañoo war a def maanaam Afrique à l'échelle continentale maanaam ñu def seen monnaie commune comme ni ko Europe di defee maanaam une monnaie africaine waaw parce que loolu dafa am njariñ parce que li tax mu am njariñ parce que lépp day ànd parce que li tax moo ko mooy buñ ko seetloo discours boobu dafa am APE moom nga ci wax waaw entre les lignes parce que mooy les accords de partenariat économique gagnant pays yépp gagné ci sunu dëkk yépp gagné ci maanaam les intérêts nationaux généraux incessibles waaw ñu def ko ci Afrique waaye nag comme ni nga ko waxee toujours mbir mi dafa am préalable dafa am loo xam ne il faut que ñu jëkk ko def parce que bu ñu ko defut lu nu dem fenn ak lu nu mën a wax parce que day nekk maanaam une épée dans l'eau autrement dit il faut que ñu amender maanaam à l'échelle maanaam des 8 pays yoo xam ne dañoo nekk ci UMOA maanaam ñu abroger systématiquement de facto les constitutions étrangères nga xam ne copier-coller lañ ko def ci pays yooyu il faut que ñu def loolu parce que constitution moribonde yi nga xam ne tubaab bi moo ko def ci coobaree boppam te xam na li tax mu def ko moo nekk la clé de voûte nga xam ne moo nuy tardeel loolu la te jàngale bi ñu ciy def mooy maanaam da ngaa wax ne dañoo war a def une seule voix maanaam ñu def ci dialogue politique de haut niveau de qualité moom nga wax maanaam mbir mi nekk boule de neige waaw te ñu bàyyi maanaam les guerres de positionnement ku ne naan mana waaw maa fi gën waaw parce que loolu mooy discours bi nga def maanaam discours patriote la maanaam union sacrée ci nga wax maanaam il faut que la classe politique war a am des convictions politiques et non personnelles maanaam ñu bàyyi ko ci sur des fondements matériels ñu bàyyi ko voilà c'est li nga xam ne moo jëriñ Afrique moo jëriñ Sénégal ñu def ko parce que xam nga ne parce que xam naa ce discours parce que da nga ne finalement buñ ko jàngatee ba jàngat ko ñu def ci décryptage boo xam ne sans concession maanaam da ngaa wax entre les lignes en filigrane nga ne finalement koo xam ne celui qui détient l'argent aura nécessairement le pouvoir voilà la vérité te da nga wax beneen mbir boo xam ne aussi dafa am njariñ maanaam il faut que ñu seet ki nga xam ne dafa nekk sentinelle panafricaine mu nekk patriote de haut niveau koo xam ne day am charisme maanaam koo xam ne day am éthique moralité waaw koo xam ne dafa am déontologie waaw seet ki nga xam ne mooy faire part de ses analyses politiques en toute conviction boo xam ne moo défendre exclusivement la chose publique kooku ñu maanaam ñu ngem ko faut-il que nag ñu def ko parce que kooku dafa war a nekk vierge maanaam dafa war a nekk ku set loolu nga wax te loolu wax dëgg yàlla mu manque ci sunu dëkk bi moo tax sunu dëkk bi tumuranke évidemment damay def benn kii rek ci États-Unis dellu siwaat ci Sénégal parce que wax nga fi lu am njariñ ci li nga xam ne ci musulman yi parce que loolu la en fait en vérité parce que États-Unis moo nekk dëkk boo xam ne dafa mel ni que dañoo xabtalu temps yi nu nekk depuis presque 2 ans waaw bi nga xam ne bii ne Donald Trump ñëw na nga xam ne finalement un blanc nekk ci 32e étage di tirer ba mu am 59 morts te pareegul mais kooku dafa feebar pour démocratie des armes là c'est tout règlement de compte la répression tout azimut ma tey kooku dafa tàggoog ak sagoom
dafa tàggoo ak sago waaye li mu wóor mooy leen loolu mën nañ koo saafara waaye nag problème bi mooy pour des raisons politiques duñ ko saafara. mais Amadou kenn du ci wax nag li ngay gis nii kenn du ci wax parce que tubaab la bu doon nit ku ñuul mu nekk débat toute la journée wala toute la semaine bu doon musulman tout le mois. mais bien sûr mais parce que loolu gis nañ ko ci ki nga xam ne moo nekkoon ci Charlottesville nga xam ne moo doon tiré sur ba rey fa 12 personnes ci église kenn waxu ci wallaay kenn du ci wax. parce que même la presse internationale pour ñu ci ñaari moo lañ ci wax ay entrefilé lañ ciy bind silence rajo jeex na xam nga kooku terrorisme la sax en fait. vraiment terrorisme la. terrorisme dëggantaan la. voilà le problème ñiy jiite terrorisme yëpp ñooy terroristes yi. yàlla xam na ko parce que loolu lenn lay signifier maanaam xam nga adduna bi démocratie amu fi doole moo fi am. droit fi maa tey moo fi. wallaay. te loolu wax dëgg yàlla dama ci def benn dérapage rek te nekku dérapage sax gën a wax ci mi dellu ci Rohingyas yi parce que loolu nag wax dëgg yàlla moo fi nekk. wallaay. parce que soo ma permettre xam nga Laurent Gbagbo dafa ñaan waaw xam nga Laurent Gbagbo maanaam dañoo lank sa liberté bi nga xam ne daf koo ñaanoon mook Blake Goudé waaw te finalement li ma jaaxal ci affaire bi la Cour pénale internationale seen biir doy na kii man parce que dañoo nekk juge et partie man maa ko wax te ci la dëkk guddi bëccëg loolu moo am parce que arrestation bi nga xam ne arrêté nañ ko arbitrairement Laurent Gbagbo le tigre réel ko dafa amoon immunité parce que procès bi nekk un procès judiciaire c'est un procès politique hérétique voilà Fatou Bensouda travaille sur commande c'est un procès colonial hautement politique idéologique sur fond de géopolitique moo am c'est que le vrai coupable le vrai bourreau c'est le préfet de la France qui se trouve en Côte d'Ivoire comme kii ak sunu dëkk bii nga xam ne padola bi moo fi nekk nga xam ne dañ leen a asservir expansionnisme la soft pour faire beau sunu dëkk bi ak ci Afrique dak ñoo fi nekk te loolu c'est un crime voilà le problème mais Laurent Gbagbo ko réfuté woon le recomptage des voix mais pourquoi dégg nga ñu lank loolu lu tax comme ñu nangu ko Kenya parce que moo nekkoon le président de la commission électorale moom moo déclaré Alassane Ouattara son challenger vainqueur moo nekk membre du parti génocidaire waaw la République dégg nga du Golfe loolu mooy wax la loolu mooy seen kii te affaire terrorisme man dama ciy bëgg a maan c'est des dérives tout simplement parce que la communauté internationale am nañ ci part de responsabilité sur le terrorisme maa ko wax parce que li tax ma ne am nañ ci part de responsabilité waaw bombe yooyu nga xam ne dañ koo def ci Côte d'Ivoire léegi c'est même yoo xam ne soi-disant finalement lutte wuñu contre le terrorisme wahabito maanaam Stra ay Al-Qaïda alors que Saddam Hussein ak Kadhafi ak doomi Assad bi en vérité man faraluma kenn nag voilà parce que wax dëgg ñooñu dañoo nekk des paratonnerres au terrorisme voilà le problème te Russie bokk na ci te Iran bokk na ci voilà le problème ñoom dafa mel ni que jihadistes yi maanaam dañ leen armé ba pare di leen tam ñoom les vrais coupables ne sont pas les vrais musulmans voilà parce que dafa mel ni que ñi nga xam ne ñooy ngemb terroriste yi maanaam dafa mel ni que dañ ciy def leen di terrorisme ndax dafa mel ni que ñoo leen di parrainer parce que kan moo leen di jaay armes yi Rohingyas waaw xam nga Rohingyas yi c'est un véritable crime contre l'humanité voilà et puis pour ethnique là c'est plus que ça même kan moo soutenir Rohingyas la Birmanie kan la c'est la Chine Moscou ñoom ñooy soutenir la junte militaire
parce que l'agent militaire crime lañu def ñoom ñooy gouverner waaye problème bi mooy la Russie et la Chine dañoo am droit de veto voilà le problème maanaam c'est le droit du vainqueur contre les faibles qu'on tue qu'on assassine tout azimut parce que lu ñu mën a wax mooy l'ONU nekkut une démocratie ndax la démocratie se mesure à la puissance de feu selon les intérêts voilà le problème en fait expansionnisme la islamiste politique loolu la ñu nekk guddi ak bëccëg ak humanitarisme day rime toujours avec antisémitisme et anti-panafricanisme loolu moom lañ defal Laurent Gbagbo le tigre réel parce que boo seetloo adduna bi maanaam dafa mel ni que la communauté internationale est toujours du côté des traîtres sanguinaires gi ñoo nekk fu nekk parce que fépp fu ñuy intervenir misère moo fa nekk ay tyran ñoo fa nekk amul démocratie ni justice en moo fay am voilà pendant ce temps imminable s'enrichissent waaye ci États-Unis xam ngeen ne Obama moo fi nekk xam nga maanaam le Congrès Amérique entre parenthèses maanaam defu par dégression parce que loolu bokk na ci waxtaan wi mais les républicains mais dañoo lank ne duñu wote l'abrogation d'Obamacare bi dañoo lank ndare te kooku c'est un échec cuisant pour Donald Trump voilà le problème c'est ça la vérité loolu moo tax suñu dëkk tardé il faut que Afrique nekk penn ñu seet nga xam ne mooy les intérêts nga xam ne mooy jëmal Afrique ci kanam waaye golo di babu dunde Afrique ay saay-saay la ñu bëgg Sénégal ay saay-saay la ñu bëgg parce que dafa mel ni que saay-saay si ñoo ëpp doole fuuf gor yi voilà le problème te li koy wane mooy xoolal ma Sénégal waxut dara tàggasanti ci ak bëccëg ku ne li entre ses intérêts merci alors que ñoom waruñu woon seet lool ñoo waroon a gën ci guute ñi nga xam ne mosu ñu sàcc dara ñu ngi leen waaye du leen gemb démocratie de père en fils et de frère et cetera loolu moo am ci Sénégal loolu moo am ci Afrique loolu moo nu tardé voilà le problème merci jërëjëf. jërëjëf mbokk yi xam naa tey fii laay ñëw yamale waxtaan wi di leen baalu àq di baal àq képp koo xamante ne affaire bi naqari na la parce que maa ngi commencé jot sax ay feedback yi nee nañu dama juum waaye ba tey rek man day ci juum laa dëkk parce que matuma waaye nañu koy xalaat nañu xalaat li nga xamante ne moom laa waxtaane bu ko defee ba dina tax duñu dormir ci sunu laurier yaakaar ne gañe nga rek dina tax dootoo entraînement ti waaw di wax ne ñëpp ñi nga xamante ne dégg nañu ko te waxtaan wi am njariñ ci moom nanu ko yeggal ci seeni leaders yi nanu ko paas ñi ko war a déglu léegi ñu solutionné problème bi incha allah bu soobee yàlla bu ñu réveiller ce patriotisme dormant en chaque Sénégalais la solution est là devant nous billahi yàlla xam na ko leen jox daje incha allah bu subaa ci beneen émission info autrement ñu faram fàccee les faits saillants de l'actualité nationale daal di waxtaane ci yeneen bu soobee yàlla di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous ba suba incha allah jërë ngeen jëf. sama gaa ñi dégloo ci sunu kër FM sunu rajo la du fenn dul fii ci sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii
bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma ci équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal ñu defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma ci jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma def fi ma newoon muy miin ak énergie ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek moo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. daal du tax mu jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du rek yàgg noonu ñuy toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne mu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu mel. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xëy rek ci loolu man def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xëy ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xëy ci loolu. mu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ak bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc, pour le développement, ndax am nga payam